D'accord, bonsoir Maimouna. Bonsoir Nicolas. Tu vas bien? Très bien, oui. tey nga ne li ngay waxtaanee moom mooy technicien audiovisuel et s'il y avait un collectif. Tout à fait, et il y a bien un collectif collectif bi sax existé na depuis li nga xam ne mooy 6 ans boobu ba léegi collectif bi am na fan yi ñu génn rek ñu daal di amal seen assemblée générale pour changer li nga xam ne mooy bureau bu ñu amoon Amadou Nicolas Thiam nekkoon le président sortant jamono ji ki nga xam ne mooy président bu bees bi di Boubacar Sow nekk foofu ci quotidien Le Soleil donc di gérer lépp li nga xam ne mooy technique ko foofu noonu tey jii nag ki ko fi toogal di Daouda Ngom wax nga ko sànq muy président boobu le collectif boo nee Nicolas li nga xam ne mooy technicien ci wàllum audiovisuel maanaam ci télévision ak rajo ci la ñu bokk boo xoolee télé donc techniciens yi mooy les monteurs les caméramans les réalisateurs mi ngi noonu ñoom graphistes yi ñoom ñëpp mi nga xam ne daal d'habitude sax ñu leen di woowee les hommes de l'ombre tax na sax ñoom wax loolu leen yenn saa yi day jafe loolu boo demee ci rajo tamit ñoom ñoo yor lépp li nga xam ne mooy son qualité sonore bu baax ñoom ñoo ko xam des fois ñu ngi gis jamono ji ñi nga xam ne ñooy journalistes yi ñun ñi ngi am na ñoo xam ne sopp nañu di monter seen bopp boo demee ci rajo bi am na fi ñu comme fii ci Soxna FM journalistes yëpp ñooy monter seen bopp am na tamit ay télévision yi nga xam ne tey ji journalistes yi ñu ngi sopp di dem ci montage bi également di mi ngi noonu di caméra wal seen bopp mi ngi noonu mu doon lu am solo tamit est-ce que sax ñu leen laaj ci kanamee rek seen métier menacé wul tuuti yéen technicien bu fekkente tey ji journalistes yi ñu ngi leen ci xaw a siis tuuti mais laata kon ñuy gën a sóobu suñu waxtaan ñu dem déglu reportage bi nga xam ne Ibrahima Fall defal nañu ko daal di dem rek lépp li nga xam ne mi ngi wax ci mbirum technique ci li ñuy woowee média ñi féete ci xarale gi di ci liggéey bu am solo ñoom ñooñee ñu leen di wooyee ci tubaab les hommes de l'ombre ñoom ñooñee kat wax loo leen yenn saa yi dafay jafe li ñu tàmm mooy nekk ci ginnaaw micro bi. caméra nekkul ni damay ñëw rek jël caméra bi dem dafa war a nekk loo xamante ni ci comportement nit ki la ba pare parce que ci ay nit ngay dem ci ay nit ngay fekki war nga mën a am benn bon comportement mais tey boo demee ba pare sur le terrain aussi booy balaa ngay génn ci sa rédaction. sa direction technique war na leen leer ni kii bu demee dina indi image bu baax son bu baax avant ñu koy yónni ci mbedd mi mieux vaut ñu boole ko ak nit mu accompagner ko mu def stage li nga xam ne mooy stage ba maîtriser caméra bi ba pare xam lumière xam filtre xam balance mais tey bëri na ci jeunes yoo xam ne caméra yi am léegi sax amul filtre chute la ñuy liggéeyee dafay gën a yomb. ñi ñuy wooye monteur ñoom itamit kenn demul ñu des ndax kat liggéey bu am solo la ñuy amal ci barab yooyee. bu fekkee ne journal la. Ça dépend ci journaliste bi ci muy bëgg a traiter information bi mais bu fekkee émission la en général soxla na monteur bi am créativité parce que c'est bien jàng logiciel bi c'est la base xam logiciel bi mën ko manipuler xam loo ci soxla foo koy jëlee mais am na leneen loo xamante ne aussi expérience ak créativité moo la ko mën a may. ku wax rajo wax déggin bu am solo waaye itamit mën a neex a dégg. qualité sonore mooy 32 bits am na ñoo xam ne dañuy utiliser 16 bits bon ça c'est un terme technique la mais 32 bits ak 16 bits dafa am différence sauf que échantillonnage bi rek moo tax parce que bit bi mooy permettre nga xam lan moo baax ci voix grave da nga koy yëkkati voix aiguë da nga koy wàcce voix médium da nga koy yëkkati. bari na ñuy liggéey ci wàllum tasum xibaar ñañ ci gën di gis mooy journaliste yi wala ay animateur te moo ne ñoom ñooñee seen liggéey lu ci ëpp ñi ko yore ñoom la ñuy woowee ay technicien lu ci mel ni réalisateur preneur de son monteur wala muy caméraman ak ñiy def wàllu décoration maanaam mbir yi rafet régisseurs yi infographiste yi maanaam ñiy bind la ñuy gis ci télé bi ak ñeneen ñu limul te moo ne liggéey bi ñuy liggéey ñoom ñëpp dafa am solo ndax moom mooy mën a tax ba animateur bi wala. merci Ibrahima Fall ci ki nga reportage bi nga xamante ne defal nañu ko bonsoir monsieur Daouda Ngom. bonsoir vous allez bien. sant ban commentaire ngay def par rapport ak élément bi ñu seetaan léegi nii. bon ils ont tout dit wax nañu lépp parce que technique dafa doon loo xamante ne ni dafa xaw a yéeme daal parce que nit koo xamante ni dañ la jox. benn élément pour nga defar ko dafa am yu bari yoo xamante ni da nga koy jël en compte tey bon dafa am yoo xamante ni mooy les BABA moom lañ lay jàngal au niveau de l'établissement
tey dañ lay wax ne la soo soxlawee lii nii nga koy utiliser in out wàcce mooy montage de base maa ngi ko dégg sànq. muy wax ne moom mu ngi def lépp ma ne ko ok d'accord amul benn problème on est ouvert à cela mais bon loolu la daal établissement yi dañu lay jox les BABA. mais yow mi nga xam ne da nga nekk ci entreprise di liggéey dafa am loo xam ne loolu la entreprise bi di wut ci yow. loolu moo tax ñun collectif bi nga xamante ne nii ci la ñu nekk muy CTPAS li ñu tax a jóg mooy rassembler ñi nga xamante ñoom ñooy techniciens yi rassembler leen autour de l'essentiel mooy lan mooy mutation yi nga xam ne moom moo nekk instant bi ci wàllum communication parce que dañu nekk ci technologie. te ko wax technologie wax chaque jour ay changement ay mutation évolution instant bii nii fu ñu toog nii am na benn affaire bu bees bu génn. chaque jour da ngay gis bu ngeen duggee tey ci seen gars yi da ngeen di gis ñu utiliser ay plug. ay plugins. ñu koy ay plugins ñu koy utiliser ci seeni logiciel donc logiciel bi dafay évoluer te loo xam ne dafay évoluer dafa laaj ñi koy liggéey ñu ci gëstu chaque jour da nga war di gëstu ñun suñu métier dafa doon loo xamante ni nit ku suffisant mënu ko def. alors Daouda nga nekk également monteur graviste ci RTS bokk tamit ci collectif des techniciens boo ñu mënoon defaral bilan bi nga xam ne le président sortant bàyyi na ko fi di Amadou Nicolas Thiam ban bilan nga gis ne def na ko fi bàyyi leen ko fi mu daal di gérer lu toll ci 2 ans. très bien ñun bureau sortant bi lu ñu leen mën a wax mooy dañ leen di sant di leen gërëm ndax ay nit bu ñu jógee fekk loo xamante ne nii dafa tasaaroo parce que ñun technique tuuti na tuuti boo xam ne nii fii Sénégal xamante nañu on sait qui et qui fait quoi. mais ñoom dañoo gis ne affaire bi dafa éparpillé wu technologie bi mu ngi avancé il y a un nouveau code boo xam ne moom mooy jóg muy code de la presse est-ce que techniciens yi nañ ci gis seen bopp ñu jóg ñu toog pendant 2 ans avant que ñuy def assemblée générale pour élire le bureau ñuy dem di dugg di gis ñëpp ñi nga xamante dañ leen war a gis ba rassembler des informations ne il faut que ñu toog ak ñëpp ñu waxtaan ak ñu war a waxtaanal comme ça ñun tamit ñu mun a bokk ci li nga xamante ni moom mooy avancée technologie te naka lañ ci mun a bokkee mooy ñu yeeslu di formé wu waaw loolu dañuy loolu daal lañ leen a mën a féliciter parce que aussi dem nañu ba am ci récépissé tey jii tey CORED reconnaître na ko ñu ngi ci biir SYNPICS reconnaître na ko ñu ngi ci biir ARTP reconnaître ñu ko ñu ngi ci biir te ñu ngi tamit ci comité bi nga xam ne ñu ngi waxtaan li nga xam ne moom mooy code de la presse bu bees bi donc reconnaissance boobu ils sont partis de rien ba fii. am na fu ñu ko teg am na fu ñu ko teg. waaw tey jii nga bokk ci bureau bu bees bi lan ngeen fas yéene def concrètement. lu ñu fas yéene def daal mooy pérenner ñoom la ñuy def ba pare mooy rassembler ñun loolu la ñuy def rassembler ñëpp waxtaan ak ñëpp. nga xamante ne nii tey balaa ngay ñëw di naan da ngay dimbali nit il faut nga laaj ko ba pare naka nga ko mën a dimbalee toog ak techniciens yi muy caméraman muy waa ingénieur de son muy les monteurs ñoom ñëpp ñu waxtaan ak ñoom ñu xam fu mu nekk nii mutation yi nga xam ne moom moo nekk seen kanam naka lañ leen si mën a accompagner du ñun ñoo leen si accompagner mais naka leen ci état mun a accompagner nan leen ci partenaires yi mun a accompagner aussi parce que boo nee partenaires yi tey mu ngi nel ni comme waa CFI xam nañ ne nekkatuñu ci joxe ay programme mais ñu ngi ci formation. y a les ambassades aussi. d'accord ambassades yi ñu ngi fi di joxe ay bourses. très bien nit yi di dem di former wu di ñëw. tey jii bu ñu jël ñi nga xamante ñoom ñooy les techniciens muy réalisateurs muy leneen parce que réalisation aussi dafay changer. tey fii nii tey ñu ngi teg benn écran ñu ngi teg benn caméra fii mais dafay une ligne imaginaire kenn sañu ko woon a jéggi tey dañu gis ci biir décor ñu dugal benn caméra mu nekk côté bii donc réalisatrice bi nga xam ne moom moo toog tey ma koy nuyu Cécile sama xarit la Thiam moo fi nekk sama xarit la mais il faut que mu xam il faut que mu jóge ci plan bi pour mun a dem ci plan bi c'est très difficile loolooy technique doo def loola neex tey pour mu jóge ci plan bi dafa war a jaar ci plan bi pour mu indi ko ci plan bi. dafa laaj logique quoi. dafa laaj logique loolu mooy BABA bi. d'accord Adjara. justement sur logique boobu parce que maa ngi dégg léegi bu mu lay présenter que graphiste nga alors xam nañ ni que métier graphisme dafa laaj imagination dafa laaj créativité. te dafa laaj comme métier artiste laa leen mën a tuddee alors justement tey métier boobu est-ce que ñu bëri ñu ci yëngatu.
na nga gisee métier graphisme fii ci Sénégal ak jeunes yi est-ce que am nañ suffisamment de formation. dama kontaan si li nga wax parce que da nga laal man en fait sama sama domaine voilà sama domaine. Sénégal tey su may xool la plupart des chaînes africaines su may def sama bench di xool mais je suis fier si décor parce que télévision la ñu wax lu ñuy gis il faut nga defar sa décor te loolu noonu il faut que ñu dessiner ko en 3D ba pare soog ko mun a génnee dafa di lu am solo donc décorateurs yi tamit si biir la ñu nekk métier graphisme tey ku nekk mun nga toog ne da ngay monter mais dafa di loo xamante ne nii dafa laaj nga am esprit bu ouvert waaw da ngay toog di imaginer parce que c'est très difficile de créer defar ay graphisme jox ko corps tey jii li may gis nii muy tëb di dem fu nekk dafa am logique dafa am code graphique boo xamante ne nii moom ngay teg parce que tey mënuloo ñëw jël fekk benn code graphique bi ju teg ngay ñëw di si dugalaat beneen couleur boo xamante ne nii ki nga xamante ne moom moo ko teg à la base d'accord aussi parce que télé bu nekk en fait dafa am codam émission bu nekk dafa am codam il faut nga mun si tegu donc le métier de graphisme ici au Sénégal est très reluisant. D'accord. Alors man maa ngi nekk école de formation audiovisuelle ma lay déglu bëgg naa comprendre mutation yi ngay wax moo xam ci caméra moo xam ci graphisme moo xam ci lu mu mënti doon lan moo war a mën a tax ma ñëw ci seen association bu. technologie waxoon naa ko dafa à chaque fois dafay am ay changements tey jii su fekkente ne si wàllu montage ngay wax si wàllu montage dafa laaj ngay yeeslu parce que mun nga jël fu mu nekk nii ku nekk nga de ko na la tegal ay plan tegal la son. dama bëgg a wax ni seen li ngeen jiite nii est-ce que da ngeen am ay module de formation da ngeen di daje ay session la dafa am ñeneen ñu ngeen jëlee bitim réew ñu ci gën a xarañ ñu leen ciy dooleel. wala c'est-à-dire lan la daje bi lan la plateforme bi loolu laa bëgg a xam quoi. plateforme bi moom formation la. loolu moo ko tax a jóg. dajale nit yi mooy comme ni ma ko waxee tamit da ngay ñëw nga xool nit yi naka nga leen di dimbalee. ñoom ñooy xool fu mu nekk nii si fan la ñu soxla pour ñu wutal leen si ay avancées parce que doo ñëw rek ne kii caméraman la waa kaay ñu defaatal la beneen formation si caméra mais il faut que mu xam fu mu nekk nii lan la bëgg def. ndax production la. wala leneen parce que production ak plateau bokkul. tey su fekkoonte ne da ngay ñëw si association bi boo si ñëwee. di nga mën a bénéficier aussi formation yi nga xamante ne nii ñu ngi waxtaan ak waa Canal France International pour mun ko am ñu ngi waxtaan ak ay ambassades yoo xam ne dañuy am ay bourses yoo xamante ne nii dañ koy jox nit yi mais c'est différent technicien de son parce que tey bu ñu nee technologie wax ay tables yu bees yu génn. c'est des tables numériques. il faut nga mun ko utiliser. su fekkente ne fu mu nekk nii lu ñuy def ñun sax bon dañuy dimbali tuuti ñi nga xam ne ñoom ñoo yore seeni organes. Très bien. parce que ñoom bu ñu jëndee matériel normalement dañuy war a jël ay nit yóbbu leen ñu formé wu. n'est-ce pas. mais tey su fekkante dafa am benn association boo xam ne moom moo jóg ne moom leitmotiv am mooy formation. ñëpp dañ si war a d'accord parce que formation moom c'est la base de tout. D'accord. donc tey ku dugg si association bi bon du nga dugg si parce que da nga si war a dugg wala yeneen ak yeneen parce que tamit c'est des professionnels. d'accord man dama bëggoon laaj la techniciens yi nga xamante ne freelance la ñuy yëngu nekkuñu ci benn organe de presse mais xarañ nañ ci li ñu liggéey mais ñoom dañuy liggéey seen yëfu bopp est-ce que ñoom mën nañu ñëw adhérer ci collectif bi. mën nañu ñëw adhérer parce que ñooñu c'est des talents ñun li ñuy def mu nekk nii dafa laaj formation mais aussi il y a des talents qui sont innés ñooñu suñu deful formation tam mën nañ ñëw si ñun ñu bénéficier ñu am ay formation ñu bénéficier aussi nga am kayit quelque chose boo xamante ne wax na ne yow kat def nga lii parce que tey am na ñu bëri ñoo xamante ne bu ñu ñëwee avant ñu lay jël dañ lay laaj la fan nga jaar lan mooy sa kii lan nga mën a teg si table bi ak yooyu mais dañuy fàtte que ne métier bi ñu nekk. ak si monde bi ñu nekk dafa laaj talent. d'accord nit mun na jàng. te du am talent. keneen ñàkk jàng ba pare am talent bi. donc talent yooyu tam il faut que ñu couver leen. gën leen a won les directions. D'accord. parce que aussi boo jëlee benn organe boo xam ne mu ngi mel ni comme CNRA mu ngi yëngu si wax par exemple am na benn kii bu fi amoon avec les caméramans ñu doon wax ne yow bul zoomer am na foo xam ne sa zoom
foofu la war a yem pour nga bañ a heurter la sensibilité des gens yooyu yëpp tamit ce sont des choses yoo xam ne dañ siy former nit yi. D'accord. que ne woo da buñ la joxee pour nga dem filmer ay accident nga ñëw filmer des morts comme ça non dafa am noo ko war a filmer. D'accord. dafa war a am noo ko war a kii monté dafa am nu mu ko war a flouter. lu nekk dafa am nu mu war a génnee parce que responsabilité la. tey duñ la jox image bu nekk nga war ko exploiter parce que da nga ko war a exploiter non dafa am noo ko war a exploiter. loolu tam dafa bokk si loo xamante ne nii il faut que ñu yee si ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay partenaires. moo tax ñu ne il faut que ñu rassembler ñëpp. D'accord. autour de l'essentiel. Très bien, merci beaucoup vice-président à collectif des techniciens audiovisuels du Sénégal muy monsieur Daouda Ngom mu nekkoon invité wu Infomédia ñu àndoon ci ak Maymouna ñu doon waxtaanee li nga xam mooy technicien audiovisuel s'il y avait un collectif oui il y en a donc ci noonu rek ñu jàll ànd ak ñi nga xamante ne ay ndaanaan kuli fadrin lañu ñuy def ay jéego yu am solo 2010 gis nga album bi ñu la jox muy album bi nga xamante ne moom mooy kenn demul ñu des ñuy fàttali ko en 2010 waaye 2016 2017 gis ngeen album bi ñu indi muy biir ak biti express donc muy Jama